jërë ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne nag yéen a topp seen télévision bi di Dakar TV International tey ñu ngi fii ci biir commune bu Pikine Nord seen émission bi nga xam ne nag mooy Zoom sur une localité mu nekk numéro bi njëkk ci seen émission bi nga xam ne nag moom lañ jagleel gox-goxaat yi ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund nekkin wi ci biir gox-goxaat yi nekkin wi ci biir kër yi ak nekkin wi nga xam ne nag moo nekkee ci biir commune yi naka lañ jàngatee li nga xam ne mooy yitteel seen doxalin ak li nga xam ne nag mooy collectivité locale yi wala ba ci bokk lu bàyyikoo ci nguur gi tey fii ñu ne la waxtaan wu am solo ñu nekk ci biir quartier Espoir ñu dalal ci ak ki nga xam ne nag mooy responsable politique République des valeurs ki nga xam ne nag mooy Lamine Gueye waaye tamit ki nga xam ni mooy nekk acteur développement di taxaw askanam ñu koy dalal fii ci émission bi nga xam ne nag mooy Zoom sur une localité monsieur Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen remercier ci dalal bi. ñu ngi lay dalal ci émission bi fii mooy fan ci nga xam ne mooy Pikine Nord. waaw fii yaa ngi comme ni nga ko waxee yaa ngi commune de Pikine Nord yaa ngi aussi quartier Moustapha Leye Colobane Lansar délégué de quartier bi di Bara Leye di kilifa aussi teew ci jataay bi donc peut-être jargon bi ñu utiliser nag fii mooy koñu Santos ci liñ gën a xam voilà. Espoir. waaw mooy Espoir ba tey mooy Espoir mais xam nga ñun dañoo xaw a yaatal dañoo xaw a maanaam bu ñu nee Espoir mooy ASC bi mais ku xam Pikine xam ne bu njëkk koñ bu nekk day am tur bu ñu nee koñ bi mooy koñu Espoir Santos koñ bële mooy koñu Benja koñ bële koñu noonu lañ ko tuddee moo tax ñu mën ne quartier bi Espoir la mais spécifiquement fii koñu Santos lañ koy wooye mu nekk lu am solo kon mbokk yi mi ngi noonu tey nag ñu waxtaanee li nga xam ne nag mooy dundinu askan wi moom nag ñu xam ko ci taxawu askan wi ci ay jafe-jafe yi nga xam ne muy génne alalam di ko ci def monsieur Lamine ñu gis fii nga xam ne nag moo ci acteur développement bi nga doon ginnaaw casquette politique bi tey fii yan la askan wi dund ak noo ko jàngatee yow seen doxalin. waaw d'abord dañuy sant yàlla xam nga comme niñ ko waxee rek nit moom loo mën a nekk alhamdulilah ala kulli al na ngay sant yàlla mais bu ñu xoolee ci benn évaluation bu ñu mën a def ci Pikine département Pikine sax laay wax wala ma ne Pikine Nord suñu évaluation bi ñu def suñu niveau de vie suñu cadre de vie suñu environnement waroon na gën ni mu demee nii te lu mën a nekk la nag moo tax ñu jàpp ne li ko mën nag li ñu ko mënal mooy ñu engagé wu ci politique parce que damay wax benn affaire gis nga Pikine boo ñëwee ci biir kër yi nga dem beneen dëkk nga dem Almadi dugg ci biir kër yi boo évaluer ci biir kër yi doo gis différence ndax di nga gis cet di nga gis baax niveau de vie bu baax parce que seen doole foofu la antan foofu la yam kuy liggéey ku nekk li ngay liggéey sa biir kër la yam mais li ci mbedd mi nag poos yi antanu ko donc loolu nag budget ko mën a def mais bu ñu defee évaluation bi nag dëgg nag Pikine man jàpp ma ne vraiment li fi ne baax na li fi ne enviable na xëy na dañoo orgueil moo ñu jàpp bëgg suñu gox gëm suñu bopp bañ a xeeb suñu bopp mais bu ñu toogee ñu neen ñi mu demee nii gën a luñ. tey soo noté Pikine surtout fi nga nekk di Pikine Nord ban note nga koy jox depuis ak ñi nga xam ñooy gouvernement yi. bu ñu fi nekkee. bon note bi nag peut-être li ma koy noté daal mooy dëkkin bi. maanaam ñi fi dëkk sociable nañ séq nañ jàmm parce que dañu am loo xam ne nag Pikine te loolu du liggéey suñu autorités yi par exemple mooy nekk benn gi boo xoolee jataay bu mel ni Pikine mën nga ko am en 10 minutes 5 minutes ñëpp a xamante ñëpp nekk benn mais boo demee yeneen dëkk yi biir ville biir Dakar nit ñi xamante wuñ noonu da ngay dend ak nit kër doo ko xam donc loolu rek aspect bu am solo la mais du côté de la gestion nag des affaires vraiment man dama jàpp ne Pikine bu ñu ko doon noté note bu vraiment bu baax. gestion des affaires boobu ngay wax tey ñu ngi ci jamonoy pandémie di Covid 19 di ñaan yàlla génne ko fi te it ñi nga xam ne nag ñoom la dal yàlla fëgg seen bopp ba ñu retrouver seen wér-gu-yaram tey li nga xam ne mooy gestion Covid bi ci biir Pikine Nord yow noo ko gisee. bon gestion bi damay rafetlu d'abord ni mu tàmbalee moom vraiment damay wax ne lu rafet la. ndax bi mu tàmbali lan la woon dañ ne woon dañuy woo force vive yi fi nekk yëpp ñu nekk benn li président waxoon nañ ko def mooy séddale dund gi bien que sax gestion Covid warul nekk rek séddale ceeb ak diwlin diggante bi parce que mbas la moo xam ne dal na ci àdduna bi yëpp
ñu war ci jàng loo xam ne day tax àdduna wëlbati day war tax àdduna amaat beneen doxalin bu bees mais peut-être ñun bu ñu waxee gestion Covid mooy séddale bi Pikine Nord nag am nañ mat gu toll ni vraiment ñun ñëpp nekkoon nañ benn opposition pouvoir maire yi ñi nekk maire yi ñëpp délégué de quartier yi ñi deful politique sax dajaloo nekk benn pour séddale li nga xam ne moom la état bi joxoon côté gestion étatique bi nag vraiment distribution bi côté boobu moom lu ñu rafetlu la macha allah. waaw beneen gestion bi peut-être xëy na dafa am looy xaar sax ma wax la ko mais pour ne pas caricaturer li ci nekk li ci xew xam nañ ko te ñun tamit bi ñuy wax vraiment waxuñu woon pour comme niñ ko jàppee dañoo bëgg ñaawal Pikine wala ñu wax loo xam ne rafetul déedéet parce que nag man dama jàpp ne bu dee da ngay politique askan bi moo la ñor da nga war a jël sa temps def ci askan bi da nga war a jël sa alal def ci askan bi mais tamit boo gisee loo xam ne day yàqal askan bi aussi da nga ko war a dénoncer donc si volet boobu si optique boobu lañ gisee woon ne bi ñu séddalee ceebu état bi te boobu vraiment ma jàpp ne aussi foofu cuune la ci maire yi parce que ceebu état déggoo ci benn dëkk ñu la am na coow pourquoi parce que préfet moo tëral ay règles am ne nii wëg nii lay demee ñu topp ko mu réussir mais préfet ni mu tëralee woon ay règles am mu leer pour man maire itam xaalis yi ñu génn ci virement de crédit ni préfet tëralee woon règles yi mu leer ñoom it waroon nañ mën a tëral règles yooyu mu leer kon coow yi am yëpp du am coow li nag du ñàkk seulement il faut avoir le courage. da nga gis ay labac au niveau local wala. non pas gis mais dafa am lu mel ni Pikine Nord non lu mel ni Pikine Nord man dama jàpp ne bu ñu waxul woon ku mel ni man mii wax ak yow ku mel ni ñenn ñi toog ci jataay bi ku mel ni waa APR parce que Seydou Diallo ak ñooñu bu ñu waxul woon maire day labaj ceebu askan bi parce que muy lu ñaaw nag man contexte bi moom la moo metti parce que dañ nekk contexte boo xam ne contexte mbas la nit ñi di ci faatu nit ñi di ci feebar seen activité di wàññeeku état imposé leen ko 20 heures dem leen tëddi 20 heures kenn du liggéey ba pare ne leen dinaa jël sama alal jox leen alal boobu ñu jox leen yow nga ñëw fuqati ko ci moom donc loolu weesuwul. gisoon noonu aussi nga def ay sorties ci mbirum ceeb bi naan ceeb bu ñu indee ceeb bi ñu delloosee loolu nu mu demee woon. waaw fi ñu ci toll peut-être ñun suñu objectif objectif bi ñu amoon mooy nga xam ne mooy objectif bi njëkk moo doon ceeb bi dellu si waat parce que wax naa ko te kenn du ko dindi maire peut-être dafa am loo xam ne sax xëy na man du ma ci dugg parce que loolu mëneewuma ko man li ma mënee mooy mëneewuma politique li ma mënee mooy askan bi moo ma ñor fu ñu naree labaj ñëw alalu askan bi ma taxaw wax bu labaj bi jàllee leneen li ci c'est pas mon problème li ci xew mooy dafa ñëwoon ne moom maire dañ ko voteel virement de crédit de 31 millions ñu voteel ko virement de crédit bi tey sax pour wax la ne politique ñu virement de crédit boobu ni ñu ko voté bu élection yi bu mbas mi jeexee loolu dinañ ko attaqué te bokk nañ ci li nga xam ne bu ñu jëlee maire bi dinañ ko redressé mais pour venir au vif du sujet. virement da ngay xam ne état d'urgence la nekkoon maire yi am na. waaw d'accord ak bureau municipal bi di jël waaw ay d'accord décisions loolu yëpp d'accord nañ ci. état d'urgence lañ nekk yenn règles yi président abrogé woon nañ ko mais boo nee voté leen ma virement de crédit de 31 millions ñu voté le virement de crédit de 31 millions ngay da ngay jënd ceeb ak ay diwliñ ak macaroni maanaam ay vivres séddale askan bi mais bu ñu la ko voté ba pare ba nga demandé sa fournisseur bu ñëw livré la ko fournisseur bi livré état xam ne da ngaa war a soxla xaalis te xaalis bi dafa war a gaaw état génne lu ñuy wax fonds de dotation 49 millions jox la ñu livré la valeur 25 millions mais lan mooy bu dee njub am na bu dee rek yow naroo lu lëndëm lan moo waroon def da nga waroon génne 25 millions fay ndaw si la livré ceeb bi ndaw si dem mais comme moom yéeneem du woon séddale ceeb bi yéeneem du xam nga lan la woon parce que ko man loolu laa am jara mooy man ceeb bi ñu ko livré nii sax dama ne est-ce que mën na 25 millions parce que moom bu amee lu mu mën a photo filmé wu rek son problème est réglé mais yéeneem moo doon ndaw si indi ceeb bi mu photo ci film ci téye xaalis bi ba fay ndaw si jëlaat ceeb bi ba fay ñëpp dañuy jàpp ne ceeb bi séddale nañ ko dans la foulée de la distribution de l'État et de la ville li ma wax dafa am solo xam nga ci naka parce que yi ma wax yëpp weddiwu ci dara man xaw ma politique li ma xam mooy alalu askan bi saaxee nañ ko ñu jug wax ci naka ci vraiment ne bu ñu waxul woon ju njaaj bu rëy mooy am parce que yow am nga xaalis
bind nga chèque joxe nga nee nga fii ak 2 mois nga dem jëli chèque bi état dugal 49 millions fonds de dotation mais bu dee naan nga jub ki la livré na la mais bàyyi ko mu dem jëli ceebam mu jëli xaalisam mais fi délai bi jotee pour ndaw si jëli xaalis bi roppat na xaalis ba fa nekk ba nga xam ne ndaw si bu demee du mën a jël 49 millions yi te moo gën a xam ne ndaw si bu jël 25 millions yi day ñëw jël si waat ceebam léegi la nga xamee naru woon lu jub bi ndaw si ñëwaat jëli si ceeb bi mu indee ceeb bi dafa communiquer publier ko photo ko filmer ko mais bi mu jël see ceeb bi waroon na wax waa Pikine noonu rek ceeb bi ma leen waroon jox filmer nañ ko xaw ma jëlaat nañ ko mais waxu ko toog nañ 3 jours 4 jours 5 jours man 3e jour bi laa ko yëg ba 5 jours ba une semaine ñu doog cee wax ñu interpellé ko moom nanguwul tontu ay booyam ñooy wër di tontu di ku wax ñu saaga la te du n'importe qui moo ko interpellé nag un conseiller municipal moo ko interpellé. bokk ci biir laaj ko te pour wax la ne lu garaaw gis nga États-Unis président bu fen dañ lay wàcce du ma la jàngal dara. non mais États-Unis gënuñu ñu dara jikko la rek même l'islam dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu wax ne julit mën naa njaaloo mën naa naan sàngara mais mënul fen démocratie nag buñ bëggee mu dëgër jiit bi du nañ ma baal ci kàddu gi du fen te dafa wax lu dul dëgg pour warmaal ko mais parce que biñ ko laajee ñun ñu koy laaj xam nañ liñ koy laaj mais ceeb bi moom laa la wax ni du question rek ñëw na de parce que dañoo toll ci mbas mi moo tax ma ne suñu objectif moo doon ceeb bi ñëw mais des na leneen parce que xaalis bi waroon fay ceeb bi fayul ceeb bi xaalis boobu lañ bëgg xool fan la dugg c'est très important parce que xam nga buñ génnee bu ma génnee xaalis jox la ne la xaalis bi jënd ci ceeb jox askan bi nga jël xaalis bi def ko feneen fu kenn xamul ba borom ceeb bi gedd ci moom tontu bu mu doon tontu interview bi dafa ne te yàlla moo ko weer li tubaab naan un crime n'est jamais parfait journaliste bi ko doon interviewé te sax foofu dama koy interpellé monsieur le maire autorité nga boo demee bay waxal da nga war a wax ak ay journalistes yu sérieux yu compétent parce que acte 3 de la décentralisation lañ nekk waroo dem di wax ak benn jaaykatu café boo xam ne am na téléphone am na site internet am nga bëgg a wax ak moom wala ngay dem ci groupe WhatsApp bi di wax alors que Pikine Nord ñu ngi koy interpellé di ko laaj ci biir émission bi mu doon tontu dafa wax ne benn waay boo xam ne man ak moom ñoo bokk quartier nee na waa jooju ak Lamine Gueye ñoo bokk quartier waa ji moo ko yërëm ne man du ma seetaan ñu toroxal sama mère mu indil ko ceeb kon da nga ciy dégg ne amul ba léegi marché bu mu teg pour mën a fay ceeb bi da nga ciy dégg ne waa ji livré ko ceeb sur la base d'un marché établi bu leer yërmande tax ñu livré ko ceeb bi kon xaalis boo naroon fay ceeb bi fan lañ ko dugal donc moo tax ma ne comme mbas lañ nekk li doon suñu objectif mooy na ceeb bi ñëwaat parce que xam naa ne bu ñu waxuloon ceeb bi du ñëwaat parce que moom moo ko tey soo may rek ma continuer foofu pour mu leer xaar dama bëgg rek foofu mu leer sinon raisonnement bi du leer parce que moom bi ñu waxee ba pare dafa ñëw def benn parfum indi beneen débat boo xam ne waxuñu loolu parce que dafa ñëw di créer ne virement de crédit du xaalis mais virement de crédit c'est une permission pour prendre de l'argent je ne sais pas si je me fais comprendre léegi nag xaar dama bëgg rek foofu mu leer quoi parce que c'est très sensible te tamit daf ci def benn opération de communication pour réeral nit ñi donc bu ñu waxul woon ceeb bi du ñëwaat léegi nag ndaw si moom bi ñu ko laajee ne ko monsieur le maire ana ceeb bi ñuy wax mu ne ndaw si da jël si waat na ceeb bi parce que dafa livré mardi mercredi dafa livré lundi mercredi mu ñëw fayeku te alors que demeewul noonu ndaw si ceeb bi def na fa 2 mois 15 jours beneen mu ñëwaat nañu ndaw si dafa indi coow ma delloo ko ci ceebam te alors que demeewul noonu ndaw si bi mu jëlaatee ceeb bi jox nañ ko 7 millions loolu bi ñu koy wax ay chiffres la ñuy wax reconnaître na ko donc loolu yëpp nag muy affaire yoo xam ne nag man waxoon naa ko nee naa ko man su ma nekkee maire dinañ def bilan certes mais gestion bii mu def nii ci 25 millions yii nii non man dinaa ko leeral te bu laajee tribunal ñu dem tribunal parce que nag moment am na benn moment boo xam ne kenn du ci foo mooy bu nit ñi nekkee ci njàqare nekk ci xat-xat nga war leen dimbali war leen jàppale ñëw di xëccoog ñoom li ñu am man je me dis que c'est le contexte qui n'est pas vraiment pour man dafa sadique côté boobu moom je prends l'opinion à témoin man su ma nekkee maire affaire bii nii bii xaw ma beneen de xaw ma visa
xaw ma place lu Diop xaw ma théâtre de verdure yooyu xëy na mën nañ ci wax askan bi mais bii 25 millions yii te mooy wax fournisseur bi aussi man su ma nekkee maire parce que wax nañ ko ne ko année bii du ci fayeku déwén lay fayeku balaa maa fay 25 millions ceeb bii nii foog 25 millions yee waroon fay ceeb bi. leeral bi bala ñu egg déwén kon mbokk yi ñu ngi noonu ñu ngi jëm ci nekk li nga xam ne mooy pandémie bi waaye ba tey dañu dellusiwaat ci biir gox bi nga xam ne fi ngeen nekk tey jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ci biir quartier ñu wax ko jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi tudd loo xam ne jot nañu jug si say saafara jëm ci wàllum kaaraange yaakaar naa ni ci banlieue gox banlieue bi wax jaxasoo wax wala mu bari waaye tamit wax li nga xam ne mooy éclairage public est-ce que mën nañu wax tey jàpp jàmbaaram ko ni fii ngeen nekk éclairage public am na fi taxaw askan wi ci wàllum kaaraange xam nga man damay xeex dama xeeb ñu wax Pikine di wax éclairage public parce que ban loolu dama jàpp ne lu ñu waroon dépasser la. waa ci laa ñëw non ci question boobu laa jëm parce que xam nga lu tax bu ñu demee ba ñun ñuy wax Pikine ñu jàmbat ay lampe bu ñu taal rek pour man suñu autorités yi dañoo échoué bu ñu xoolee maire de la ville un budget de 8 milliards. ñu xool Pikine Nord li ñuy voté laa wax de un budget de 800 millions la ñuy voté bu ñu demee kay day am 8 milliards kii day am 800 millions yow sa askan di jàmbat ay lamp non 8 milliards non foofu sax man 8 milliards yooyu sax xam nga bëgguma mel ni que aussi comme si dañuy stigmatiser gis nga lamp dëkk yi nga xam ne dama koy wax léeg-léeg dëkk yi nga xam ne dañoo am guerre ñu yóbbu leen ay camps de réfugiés ñun li ñuy jàmbat sax ñoom am nañ ko ay lampe ak ay dispensaire bu baax ak ay toilettes yu baax ak yooyu am nañ ko donc ñun suñu autorité bu ñu liggéeyoon war nañ dépasser ay laaj lampe loolu dafa nekk yoo xam ne maanaam ay béyaba la waroon nañ ko dépasser donc bu ñu demee ba koy laaj rek kon ce qui veut dire que gars yi liggéeyuñu li ñu war a liggéeyee pour wax la ne nag Pikine dañoo bëgg lu baax koñ bu ci amul lampe waa gox bi da nga gis ay bonne volonté ñooy génn seen xaalis pour fay ñu defar leen ay lampe ñuy taal donc loolu nag man certes opposition laa bokk mais damay rafetlu président Macky Sall li mu ci def. foofu su ma gisee commune bi toll nii Pikine Nord yaa ngi ci budget bi xam nga war na ko xayma ci lu toll 800 millions est-ce que loolu si war nañu fekk ba askan wi seen bopp génnee seen gàllankoor def ci mairie waaye itam génn seen gàllankoor defaat ci biir gox mooy problème bi gis nga. c'est ça le problème de Pikine man damay wax ne Pikine li ñuy jàmbat yëpp seen njiit la seen autorité ñoo tële rek wala boog ñoo leen talul ay lampe ay insalubrité ay désensablement yooyu dafa nekk yoo xam ne vraiment bu doon respect waxuma sax liggéey mais ku respecté askan bi tuuti rek njàmbat yooyu askan bi waru ko woon am ay liggéey yoo xam ne yeggul fii ñu toog nii liggéey la boo xam ne ba fii ñu toog nii waroon na am pavage marché bi biñ ko lancé kenn xamul kañ la liggéey nañ genn wàll gi arrêté nañ ko ça ne se passe qu'à Pikine te pourtant waroon nañ la auditer ñi jox marché bi mais bu dee yow dama laa jox marché pour nga liggéey genn wàll gi jox nga ma ko pot de vin geree ma ko neexale ma ko mais boo fooyee liggéey bi tamit kenn du tontu kenn du la wax dara man mi la wax dara du ma wax dara moo tax Pikine yi ñuy jàmbat yooyu pour lampe ay désensablement ay dispensaire bi amul garab am na garab yooyu vraiment dafa nekk loo xam ne ñun waruñu ko woon jàmbat parce que am nañ xaalis bi Pikine malheureusement amuñu autorité bu ñu ko defal ndax xam nga ne daaw ak daaw jéeg Cimbo jeexalul budget dafa mujj def retour au trésor te muy loo xam ne lu garaaw la au moment où Pikine ñu ngi jàmbat ay lampe mu xam ne au moment où ñu ngi jàmbat ay désensablement au moment où yaa ngi installé ay caméras de surveillance parewul xaalis bi kon am na mais amoo temps wu toog exécuté ko ba léegi année bi jeex na budget bi dañ koy delluwaat trésor ville de Pikine nee na de chaque année day def 400 millions social Pikine Nord ci budget bi laa wax de waxuma samay wax budget bi Jara nee na chaque année dina def 52 millions pour le social mais social boobu buñ ko viré woon nga xam ne dañ naan Pikine Nord ku fi jàng doo jënd tikaye kuy dugg école rek xale bu dugg école dem jàngi doo jënd kaye non mais xaaral dama la domaine de compétence 9 domaines de compétence ñoom dañ koy réciter comme kuy wax seen tur boobu non xaaral dama lay wax c'est bien possible déjà loolu da ngay soulager parents yu bari ndax xale yi ñu ngi échoué du seen ñàkk mën jàng de mais parce que seen parents moo amul moyen pour accompagner leen financièrement bourse yi ñuy wax da nga joxe 150 000 pour doog a am bourse man li ma xam ci bourse
doo joxe dara ba pare ak santé yi ñuy wax centre de santé yi ak dispensaires yi ñuy wax dafa am loo xam ne boo demee seen dëkk yi ay échographie ay radiographie yooyu dafa nekk loo xam ne infirmerie sax daanaka lay nekkatul ci hôpitaux yi donc Pikine Nord war na ko am même bu ñu génnewul xaalis jënd ko aussi war nañ def ay partenariat yoo xam ne war nañ ko am jigéen waratul génn wala nit waratul génn Pikine Nord pour lan defi échographie waratul génn Pikine Nord pour defi radiographie donc voilà des tas de questions ak nag waxoon naa ko fii mais l'histoire m'a donné raison parce que lan la Amadou Diarra def fii. Amadou Diarra def na fay subvention yu am solo. ay subvention ba léegi on est dans le superflu comme lan subvention yoo xam ne caay seey ma jox la benn affaire lu tax ma la affaire mbas mi metti ma lu tax ma ne ko dinaa ko lijjanti affaire ASC yi bi ñu koy génnee 12 millions lañ génne trésor mu jaar PAMECAS te ASC bu nekk 500000 nga jot interpellé naa ko ci amul lu may tontu nee na lu mu wax nee na du ma tontu mais su ma ko remplacé dina ma tontu parce qu'il va rendre compte dafa nekk contexte boo xam ne kenn du ci fo système subvention yi système mu sàcc xaalis la noonu laa la ko mën a waxee parce que mais bien sûr parce que biñ ko laajee ASC yi 12 millions mais non attendez 12 millions lañ génn pour ASC yi 7 ASC moo am Pikine Nord ASC bu ne ñu jox la 500000 calculer 7 fois 500000 ñaata la du 3 millions 500 nga génne woon 12 millions ana la ca des ba pare 500000 bi nga leen ko joxee ba pare da nga ne leen. jógee si ASC yi tamit def na ay subvention si district sanitaire yi si poste de santé ngir jàppale leen ngir ñu mën a taxawu askan wi. dama lay jox ay chiffres district sanitaire yi wax naa ko te du ko weddi ñaari district yi bu nekk 1 million la jox muy 2 millions te ren la leen ko jox kon leen li des fu mu jaar. lu ñàkk ki nga xam ne nag mooy Amadou Diarra ne si. du la tontu parce que amul les éléments nécessaires. ma fàttali leen mbokk yéen seen émission Zoom sur une localité tey nag ñu ngi ci banlieue bi ba tey ak jafe-jafe bi nga xam ne nag ñu ngi ko nemmeeku ci ndaw ñi nga xam ne nag amuñu benn yoon acteur politique yi ñu ngi yëngatu dem si ñoom ngir jàppale leen ana loolu lan moo tax. gis nga man dama gëm ne Pikine nous sommes victimes de notre système wala boog de notre pauvreté gis nga ku la wax ne mën naa dimbali Pikine ku dul nguur da lay nax man njëkk ci man xam nga dañ naan le social Lamine Gueye c'est un homme de développement déjà loolu sax économiquement parlant ça ne tient pas parce que boo xoolee président Macky Sall moom lañ dénk réew mi mu yor budget wu 4000 milliards nee na li muy def c'est pour l'émergence et pas pour maintenant mais pour vers 2035 donc waxul sax développement moom émergence lay wax donc dañuy jaawale terme yooyu dafa am différence ak développement ak émergence mu ñaari termes yoo xam ne bokkul mais ñuy waxaat côté nit ñi dimbali les faiseurs voilà ñi nga xam ne les philanthropes man dama koy tàmbale ci man gis nga social musul développer réew munul développer kër munul développer sax benn néeg parce que yow bu dee yow yaay def social ñëw di ma dimbali social ñun niñ koy waxee mooy ma am problème 5000 10000 nga ñëw dimbali ma wala nga dimbali ma may ma 50000 wala dara mais bu yàlla di fay kan lay fay yow mi ma defal yow la yàlla di fay donc loolu taxul Pikine développé xam nga la moo tax Pikine développé suñu autorités yi fekk suñu jeunes yi formation bi ñu war a am ñu am ko ñi nga xam ne dañoo war a dem jàngi école ñu subventionné seen njàng mooy li ma la wax sànq Pikine Nord muy ville de Pikine muy département de Pikine xale waru fay jàngi école di jënd kaye. oui si bala ngaa wax yaa ngi sànq ba léegi yaa ngi koy répété di wax kaye. bala ngaa wax li nga xam ne mooy établissement bi. waaw moom laa dañ ma laaj établissement bi foofu laa jëm li nga xam ne mooy entretien bi tamit. non foofu laa jëm parce que danga ma laaj ne Pikine lan moo waral sunu ndóol gi manque chômage beeg yooyu ne fi chômage xam nga lan moo koy waral maanaam premièrement man sax damay wax ne ay chômeur amu fi ay sans emploi ñoo fi am parce que chômeur bu ñu ko xoolee économiquement parlant mooy koo xam ne am na diplôme am na qualification am liggéey na ba ñàkk liggéeyam di wutaat liggéey mais Pikine ñu fi ne ñu si bari sama classe gi dañoo wax musul sax am liggéey xam nga kon kooku du chômeur donc ñu si bari dañuy échouer te loolu dama lay wax par exemple parce que dañoo nekk ci mbedd mi di ko dund ñu si bari seen njàng yeggul parce que duñu ay nilaar de parce que dañoo amul moyen seen papa ndékki la tal añ reer wala am na ñoo xam ne seen papa ndékki ak añ la tal reer bi ñoo koy lijjanti seen bopp léegi kooku boo ko bëggee wax mu dem jàngi nu muy def
wala femme boo xam ne wér-gu-yaramam du demee noonu pourquoi parce que fi mu war a fajoo mu ngi lijjanti lu mu def ci biiram ak njabootam wala insécurité bi fi nekk donc yooyu dafa nekk loo xam ne du état du nit ñi ñoo ko mën a defar état moo leen ko war a mën a defar te bu ñuy wax état nag premier démembrement pour man mairie la boo xoolee ville de Pikine dama déglu ma koy nuyu de ce passage premier adjoint mu ne département Pikine ci mbas mi rek ville de Pikine Ablaye ci Mbow def na 200 millions mu ne waat social subvention yeeg dimbali ñi dimbali handicapé yi def na 400 millions te ñëpp xam nañ ne te wax nañ ko waxati ko Ablaye ci Mbow dañ koy votel 8 milliards il est l'ordonnateur du budget xaalis bi day tegu état di joxe ay fonds de concours ak yu demee noonu ba décembre xaalis bi au lieu ñu dépensé ko pour Pikine duñ ko dépensé parce que moom mooy ordonnateur du budget mais du toog Sénégal te du délégué signature am xaalis bi ñu jël ko delloowaat ko donc problème mu Pikine fan lay fajoo buñ ne fii amuñu xaalis buñ ne fii am nañ xaalis mais ki ko waroon dépensé wu ko buñ ne fii am nañ xaalis mais xaalis bi ni mu waroon yeggee ci askan bi yeggul ci askan bi non donc Pikine développement am kañ lay doon finalement. man foofu laay terminer foofu man damay interpeller waa Pikine parce que nag yàlla du wàcc mukk defar benn dëkk ñu dëkk ci dëkk bi ñoo koy liggéey te comme ñun suñu xaalis antanu ko pour liggéey gox bi ñi ñu fal ñooy liggéey gox bi mais ngallaawaay nañ ma baal ci kàddu gi mais nañ am jom ba nga xam ne élection bu jotee ñi ñëw jox 10 000 pour voter leen ñu bañ. papa ñu bàyyi la nga présenté wu wax ñu noo tudd. maa ngi tudd Bara Lay délégué de quartier Colobane Lansar Pikine Nord. bi international ñoo gane si leen ñu nar a waxtaane li nga xam ne mooy gox bi jafe-jafe yi ngay dund yéen ñi nga xam ne yéen a jiite gox bi ñëpp daw di leen wut si ana tey lan ngeen di dund ci biir gox bi di Lansar. Lansar moom ñoo ngi fiy dund boo xam ne moom neex na neexul xanaa xale yi ñoo am jom rek waaye neex na neexul parce que liggéey bi demewul noonu parents yi ñëpp décroché nañ léegi seen yaay yi ñooy daw ñooy def li njàng li Lamine wax njàng mi eggul xale yi dañuy mujj dem di def journalier maçon suñ ñëwee di jàppale seen yaay yi ndax seen papa yi ni mu demee léegi te gis nga trimestre bi léegi baaxul aha fu ñu toll nii nag yéen yitte ngeen amaat lu jëm ci gox bi ci yorin bi doxalin bi rawatina waxtu yi nga xam ni nga xeex mbas mi di Covid 19. mbas mi moom fi mu ne ni ñu koy dundee métti na parce que dund bi gouvernement bi joxoon maire jox ñu ko matul ñi des ñoo ëpp ñi jot a am jox nañu ko nag liggéey nañ ko liggéey bu compétence surtout man sama quartier dama ànd ak sama équipe ñu liggéey ko normal ñi kit yu ñu joxoon kun jox sa tur nekk si jox nan la nga am ñëpp amuñu des na. ñëpp amuñu. lu ñàkk nag ki nga xam ne nag mooy maire bi dina ñëw mottali ñi nga xam ne ñoo amagul moo ñi des jëmale ko ci ceeb bi ndax bokk na ci li nga xam ne ñoom diggee woon nañ ko. waaw maire ñoo ngi am yaakaar si moom loolu la ñu waxoon waaye woowagun ñoo ngi toog di ko déglu nag woowagun parce que ñi des tout le temps ñoo ngi ñuy woo di ñëw di ñu nemmeeku fu affaire bi toll waaye loo xamul dara mënoo si wax parce que maire waxaguñ dara ñoo ngi toog di ko déglu man. waaw jëm ci ñi nga xam ne nag ñooy mag ñi personne troisième âge yi ñoom tamit yenn saa yi day jafe ci ñoom ci biir gox goxaat yi rawatina seen wàllum dem ak dikk fii na la nekk na jafe-jafe parce que ku si am ordonnance sax bala muy dem si mairie day ñëw si délégué ne lii laa am lii la ordonnance bii laa am soo mënul jënd yëpp yow délégué di nga soox am loo si def léegi nag di nga ko mën a dem yabal mairie mu dem mairie nag moo xam nu mu fay demee parce que man sama compétence demul mairie ville laa nekk ville laay fayeekoo sax Pikine Nord moom lu ma la fa wax waxuma lu ma xam. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Babacar Ndiaye nekk le responsable des jeunes MJRV nekk benn mouvement jeunesse bu lëkkaloo jeunesse RV yi nekk si département bu Pikine. fii ndaw ñi am nañ ay yitte yoo xam ne suñu sañoon ñu yëkkati ko wax ko. ci biir gox bi yitte yooyu lan la. waaw yitte yi tout d'abord dañuy sant le coordonnateur départemental Lamine Gueye ci li nga xamante ni xewoon na Pikine Nord. mooy wàllu ceeb bi nga doon dégg virement de crédit bi amoon 25 millions yi en un moment maire bi amoon benn fournisseur bu ko indiloon ceeb maire Pikine Nord le maire Amadou Diarra mais quelque temps fournisseur bi ñëw récupérer waat ceeb bi waxu ci woon kenn waxu ci mais ñu gis le coordonnateur moom porté combat bi donc wax ci même aussi jeunes RV yi ak képp koo xamante ni jàpp nga ci rek ñu lay sant parce que objectif bi mooy maire bi indiwaatoon ceeb bi te gis nañ ni maire bi indiwaat na ceeb bi. donc tout loolu suñu
kàddu yi njëkk loolu lay doon sant ñi nga xamante ni porté nañ combat bi. mais dañuy xool ci biir gox ko xaar yi ndaw ñi ñenn saa yi duñ dugg ci doxalin bi nga xam ne noonu la guddoo gox bi di doxee dañuy toog di seetaan ba élection wala campagne jot ñu jàpp leen mobiliser leen yóbbu leen ñu depuis campagne électorale ñëwaat est-ce que tey jotul ndaw ñi dugalaat seen loxo bu baax ci li nga xam ne leen yoree gox yi. absolument mais loolu lépp aussi day jublu ci politiciens yi fi nekkoon parce que ñoo daan jàpp ndaw ñi daawuñu leen impliqué carrément lu dul élection jot ñu jàpp leen mobiliser leen daawuñu gis koo xamante ni carrément doy na leen mais comme par exemple ku mel le coordonnateur parce que Pikine da ngay dégg gars yi di ko wax politique gu ndaw dafay deewoon mais le coordonnateur moo ñëw impliqué waat jeunesse bi donc ba jeunesse bi commencé intéressé wu waat donc ñu ciy woo ñëpp parce que dans la vie moom dañuy wax ni ñaara am téléspectateur ak acteur kenn ku nekk si ñun war nga ñaan yàlla aussi bokk ci acteurs yi donc jeunesse bi aussi dama leen di woo ñu wax parce que il est temps que jeunesse bi impliqué wu parce que lu ñu fi naqari bari na mais aussi mënuñu koo faj tant que egguñu ci yenn instance de décision yi. est-ce que fii jox nañ gëdd ndaw ñi ngeen xam surtout en tant que ñi nga xam ne yéen jot waxtu liggéey. nga jox leen gëdd est-ce que am ngeen ay preuve yoo xam ne ngeen ci mën a tàggatu mën a liggéey mën a yokk seen xarañte. waaw ci Pikine nag dama naan dafa des vraiment parce que milieu loisir yi ngay wax ni boo xoolee Pikine boo compté benn dootoo compté waat vraiment te aussi dama naan des fois sax réalité gars yi ñoo koy wax naan ndaw warul teel a dugg ci yenn yi alors que des fois boo xoolee yenn pays da ngay gis nañ fi président boo xamante ni 39 ans la nekkee président donc pour man affaire de ngëm-ngëm la ak gëm sa bopp ndaw bu nekk aussi gëm ni war nga mën a bokk ci ñuy diriger vraiment pour man ku nekk yaa war a gëm ni yow da ngaa war a bokk ci ñuy diriger waroo toog rek di seetaan. man maa ngi tudd Fatou Ba madame Cissé dëkk fii ci Espoir. taxawaayu soxna yi ci biir Pikine Nord moom doy waar rek doy waar comme taxawaayu jigéen ci biir Pikine gi yëpp ndax daal gëdd bi ñu war a jox soxna yi ci biir Pikine Nord ñun sentir duñu suñu bopp benn yoon par rapport ak yeneen communes yi. ndax bu ñuy xëy di xool suñuy doom ñu war a am ci lu ñuy jàpp te li ñuy jàpp war a jógee ci maire commune bi te sentir duñu ci suñu bopp benn yoon suñuy doom di xëy di football ci mbedd mi suba ba ngoon loolu naqaru jigéen la ci doom. bu ñuy xool tamit suñu marché bi nga xam ne nii moom la ñuy am suñuy doom di ci ambulance di taaba lu ñu indil te bàyyiwuñ leen mayuñu leen seen affaire ba ñu mën koo def bu ngoonee ñu indil ñu ñun yaay yi lu ñu am xam nga ne loolu lu métti la boo xam ne ñun ñu ngi koy dund te amuñu fuñ ko jooyee. li nga xam ne nag moo jëm ci waxtu bi nga xam ne ñu ngi xeex pandémie bi di Covid 19 bi ñu ngi wax naan jigéen ñi am nañ wàllu mag buñ ci war a bay est-ce que loolu yéen a ngi ciy taxaw. waaw dëgg la ñun Pikine Nord ci suñu njiitu coordonnateur Lamine Gueye bay dañ ci suñu laaf ba mu mat sëkk. bien que nekk fi woon dafa tukki bu ndaw ñu tëj ko fa mais teewul ñun jigéen ñi lu néew lu bari lu ñu am ci suñu njiitu présidente des femmes bi dajale nañ ko jënd suñuy madaar jënd suñuy masque jënd suñu lépp loo xam ne ni dinañ ko soxla ci xeexum pandémie Covid bi ñu séddale ko ci suñu koñ fii ci Espoir dem ba yeewu dem nañ ba Daaru Xuddoos dem partout séddale ko suñu mbokku jigéen ñi ak suñu doom yi nga xam ne nii surtout sax tuut tànk yi nga xam ne dañ leen war a protéger te mairie bi jugul benn yoon pour protéger ñu suñu tuut tànk yi ñu séddale leen ko ñii di raxasu ñii di takk masque ñii di def leneen ak leneen. est-ce que maire bi teg na ay programme yoo xam dina leen ko jàppale ngir mën a amal ay activités yoo xam di ngeen ci mën a amee ak koom. bi ñu maire bi nag mës nañu koo naxee ndax mës nañu fa woo laaj ku nekk suñu 5000 francs ñu dajale ko lépp jox leen pour frais de dossier fouraas daal di xëddeen ba léegi te saa bu ñu demee di ko revendiquer ñu dàq ñu ci biti wala ñu naan ñu laaj leen ma Samba wala laaj leen ma Demba. waaw ci ay 5000 francs yoo xam ne nii xamuñu fu mu dugg en tout cas dañu ko demandé woon waa programme financement des femmes rek. programme financement des femmes biñ demee tamit ba ci DER bi tamit woon nañu naxee ñu financement fouraas ñun daal mbirum liggéey moom ak financement xëy na ñoom jot nañ ci ndax buñ ci jotee dañ koy jox ñoom waa mairie Pikine yëpp sax Pikine Nord moom ñun dafa nekk suñu commune rek ñu nekk ci ay témoins war cee war a mën a waxtaan mais dans tout Pikine ku ne xam ne ni gouvernement bu joxee financement jaarale ko ci DER ku faralul ak ñoom doo ci am voilà. jërëjëf soxna si kon dañuy jox kàddu ki nga xam ne nag mooy président Lamine Gueye ngir ñu mën a tëj jotaay bi kàddu gu mujj. sànq ñu ngi naan joxal président Bassangi ñun fii la ñuy toog fii mooy Bassangi ñoom ñun ñii ñëpp ku ci nekk da ngay xëy liggéey yor sa kër. yor sa entreprise di daan sa doole boo ngoonee parce que
maanaam loolu mooy richesse su Pikine ñun boo amee milliard sax Pikine ngay bëggee boo amee 100 millions sax am ay xarit yu bees ci àdduna bi sax ñi nga mën a waxal xaaxataay mooy ñi dëkk Pikine damay wax ne fii Lamine Gueye bu nekkoon président sax bu ñëwee fii duñ gis président ñii rakk la ñuy gis ñii mag la ñuy gis ñii doom la ñuy gis ñii jarbaat la ñuy gis parce que loolu la ñu nàmpatal te muy richesse bu am solo nag donc fii la ñuy toog nag xamuñu génération moo ñu mag mais buñ toogee da nga naan ñun ñoo ko mag lu ñu bëgg a wax la ñuy wax ci cadre respect. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di rafetlu seen teewaay ci turu basang bi ci turu membre basang bi yëpp waaw maa ngi tudd Mamadou Faye ñu may wax Alma di président basang bi waaw tey léegi lu ñu ci gox bi en tant que marque yàgg ci gox bi. ko gisee. waaw li ñu dund fii ci gox bi maanaam ci cadre changement quoi fii daal defe naa ni daal Pikine bañ fi nekkee ba léegi gisuma fi changement lu dul kër yi kër yi rek a changé ah mais maire yi liggéeyuñu di nga fekk kër pant ñu tabax ko étage changé na loolu borom kër gi moo koy def. loolu borom kër gi moo koy def du maire bi rue yi fi nekkoon daaw depuis ci Kabirou Mbodj moo fi nekk marché bi nu mu bindee woon lu dul jaay cantine leneen changé wu fi. yéen tey yéen ñi nga xam ne yéen fi dëkk Pikine di ndamoo Pikine di tiitaroo Pikine te la mu nekk seen taxawaay ci loolu ngeen mën a deñ waaw taxawaay bi ñun yàgg nañu ak maire bi mais yàlla dafa dogal ñun dañu apolitique waaw defal ndànk xaar ma ñëw au début ñun dañ daan dëkk ak maire rek muy def lu ko neex rek ñun comprendre ñu woon yàlla dogal président Lamine Gueye inspiré wu ci politique inspiré waale ñu ñuy door a bàyyi xel ci erreur yi mu daan def déggatu ñun dañ daan def 2 pas avant def 5 pas en arrière cela veut dire que demuñu comprendre la mais dañu prêter attention ci Lamine lu mu doon maanaam li muy wax ak li muy dund ci la ñuy door a bàyyi xel maire nga xam ne ñun ñu ngi dund ci pétrin donc de telle sorte que moo ñu inspiré waale jeunes yi. maa ngi gërëm ñëpp wax dëgg yàlla di sant ñëpp di remercier ñëpp di kontaan tamit ci yéen seen teewaay. vraiment ci turu basang bi yëpp ci turu ñi fi teew ñëpp wax dëgg yàlla voilà kontaan nañ trop vraiment. merci jërëjëf waa askan yi nga xam ne nag ñoo nekkee fii ci Pikine ñu ngi leen jaajëfal surtout ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci basang gi ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm waaye nag di bàyyi xel ñi nga xam ne nag ñoo ñuy topp saa su ne ci Dakar TV International di leen dox di daje ba ëllëg ci beneen gox ak li nga xam ne nag moom la ñuy dund jërë ngeen jëf.